Mesdames et Messieurs les membres de l'administration, honorables enseignants, distingués invités à vos rangs, grades et qualités. Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond respect et un insigne honneur que je me tiens devant vous ce jour pour prendre la parole au nom du comité, au nom de mes élèves, de mes camarades, en cette circonstance d'une haute portée symbolique. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'exprimer ma sincère reconnaissance pour la confiance dont je suis l'objet, ainsi que ma profonde gratitude à l'endroit de tous ceux qui, par leur présence distinguée, rehaussent l'éclat de cette cérémonie. Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis, avant toute chose, de vous présenter brièvement notre établissement. L'école Al-Khulafa Al-Rashidin, fondée en octobre 2015 avec un effectif initial de 18 élèves, s'est assignée pour une noble mission de promouvoir une éducation de qualité, fondée sur des valeurs morales et spirituelles solides, adossées à l'enseignement islamique. Depuis lors, elle n'a cessé de croître, tant en effectif qu'en performance, s'imposant progressivement comme un cadre d'excellence et de formation intégrale. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la rencontre qui nous réunit aujourd'hui revêt un caractère tout à fait particulier. Elle est l'expression d'un engagement collectif en faveur de l'éducation, pilier fondamental de tout développement durable. Au sein de notre établissement, chaque acteur, de l'administration au corps enseignant, en passant par l'ensemble du personnel, œuvre avec dévouement, rigueur et abnégation pour garantir un encadrement de qualité et offrir aux apprenants un environnement propice à l'épanouissement intellectuel et moral. À cet égard, permettez-moi de vous inviter à rendre hommage appuyé à notre administration, à nos enseignants, ainsi qu'à notre valeur directeur, dont le leadership éclairé et l'engagement constant constituent les fondements de progrès remarquables enregistrés par notre école. Cet élan collectif témoigne des valeurs cardinales qui nous animent: la fraternité, la solidarité, le sens du devoir et la quête permanente de l'excellence. Mesdames et Messieurs, sans vouloir abuser de votre précieuse attention, je voudrais, pour conclure, souhaiter à chacun de vous la plus cordiale bienvenue, tout en formulant le vœu ardent que cette cérémonie soit riche en essences fructueuses et porteuse de perspectives prometteuses. Je vous remercie de votre très aimable attention. Merci à tous. Merci, l'élève Khady Mbacké, pour l'excellent discours. Nous allons donner la parole à M. Mame Cheikh Cissé, élève en classe de 3e. Son discours sera formulé en anglais. J'ai la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mr. Director, ladies and gentlemen of the administration, honorable teachers, distinguished guests in your respective ranks, titles and qualities. Ladies and gentlemen, it's with profound respect and great honor that I stand before you today to speak on behalf of my fellow students on this occasion of great symbolic significance. Allow me, at the outset of my remarks, to express my sincere appreciation to the confidence placed in me, as well as my deep gratitude to all those whose distinguished
presence enhances the prestige of this ceremony. Ladies and gentlemen, permit me before anything else to briefly present our institution. The Al Khulafa Al Rashidin School, founded in October 2015 with an initial enrollment of 18 students, set itself the noble mission of permitting quality education founded upon strong moral and spiritual values rooted in Islamic teaching. Since then, it has continued to grow, both in student numbers and in performance, progressively establishing itself as a center of excellence and comprehensive education. Ladies and gentlemen, distinguished guests, the gathering that brings us together today carries a particularly special significance. It reflects a collective commitment to education which remains a fundamental pillar of sustainable development. Within our institution, every stakeholder from the administration to the teaching staff, including all personnel, works with dedication, rigor, and selflessness to ensure quality supervision and to provide learners with an environment conducive to intellectual and moral development. In this special regard, allow me to invite you to pay a special tribute to our administration, our teachers, and especially to our estimated director, whose enlightened leadership and constant commitment form the foundation of the remarkable progress achieved by our school. This collective momentum bears witness to the core values that inspires brotherhood, solidarity, a sense of duty, and the constant pursuit of excellence. Ladies and gentlemen, without wishing to take too much of your valuable attention, I would like, in conclusion, to extend to each and every one of you the warmest welcome, while expressing the earnest hope that this gathering will foster fruitful exchanges and open the way to promising prospects. Thank you very much for your kind attention. Merci beaucoup. Vous applaudissez tous les élèves littéraires, pour la littérature, applaudissez fort. La littérature est aussi indispensable de la science. Alors, on a écouté l'excellent discours de la Mbacké en français, et là aussi, on a écouté le discours de chef Mbacké en anglais. Vous savez que la littérature moralise la science. La vie, ce n'est pas seulement la science. Mais vous avez besoin aussi de la littérature pour moraliser la science. Donc, on une fois de plus, félicitations à tous les élèves issus du club littéraire. La déplaise à M. Chepel. Donc, nous allons nous donner la parole à M. Ibrahim. Il va faire son discours en espagnol. M. Chepel, vous avez la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Señor el alcalde del municipio de Sangalkam, señor el representante del inspector de la Academia de Sangalkam, señor e estimado director de Al Khulafa Al Rashidin, señoras y señores, miembros de la administración de Al Khulafa Al Rashidin, estimados profesores, distinguidos invitados, es con un profundo respeto y un gran honor que me presento aquí para tomar la palabra en el nombre del comité de organización en este día de gran valor simbólico. Permítanme
al comienzo de mi discurso expresar mi sincero reconocimiento por la confianza depositada en mí, así como mi gratitud a todos aquellos por su presencia distinguida que realza el esplendor de esta ceremonia. Señoras y señores, permítanme hablarles antes de una manera breve de mi instituto Al-Khulafa Ar-Rashidin, que fue fundado en octubre del año 2015 con un efectivo inicial de 18 alumnos. El instituto se ha fijado como objetivo promover una educación de calidad fundada sobre los valores morales y espirituales, apoyando por la enseñanza islámica. Desde hace no cesa de crecer tanto en número de su efectivo como en rendimiento, y así imponiéndose como un marco de excelencia y de formación, integrando una educación religiosa. Señoras y señores, distinguidos convidados, este encuentro que nos reunimos hoy reviste un carácter particular. Es la expresión de un compromiso colectivo a favor de la educación, pilar fundamental de todo desarrollo sostenible. Dentro de este instituto, cada actor de la administración, del cuerpo enseñante, pasando el personal subalterno, que manifestó rigor y abnegación para garantizar un florecimiento intelectual y moral a los aprendizajes que están al centro del proyecto. Señoras y señores, sin querer abusar de sus tiempos, quisiera concluir deseando a todos y a todas de una manera cordial y bienvenida, formulando en la misma ocasión que este momento sea un momento rico en perspectivas y en cambio. No podría terminar sin agradecer al señor director Ibrahim Khalilullah Gueye, que hace lo posible para que la escuela vaya adelante. Por todo eso, gracias al señor director. Al final, les agradezco de su amable atención. Buenas fiestas a todos y gracias. Merci, mon cher Cissé, pour son excellent discours en esprit. Et c'est ça que nous voulons à Chili. On veut des élèves qui sont bien dans toutes les matières. Et ça doit être bon dans toutes les matières. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Mohamed Niang, qui a fait son discours en arabe. Mohamed, la parole. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السيد المدير الفاضل، السادة المعلمون والمعلمات، أولياء الأمور الكرام، زملاء الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني ويشرفني أن أقف أمامكم اليوم أصالة عن نفسي
ونيابة عن زملائي في هذه الحفلة الختامية المباركة لمدرسة الخلفاء الراشدين، ونحن نستذكر بكل فخر واعتزاز مسيرة 10 سنوات من العطاء والنجاح والتميز. 10 سنوات مضت كانت مليئة بالاجتهاد والعمل الدؤوب، سنوات نميت فيها العقول وغرست القيم وصنعت الإنجازات. لم تكن هذه السنوات مجرد أرقام تعد، بل كانت قصة نجاح كتبها معلمون مخلصون وإدارة حكيمة وطلاب مجتهدون وأولياء أمور كانوا خير سند وعون. لقد كانت مدرسة الخلفاء الراشدين ولا تزال منارة للعلم والتربية، تحمل رسالة سامية تجمع بين التميز الأكاديمي والتربية الأخلاقية وتنمية المواهب وبناء الشخصية المتوازنة التي تخدم دينها ووطنها ومجتمعها. وفي هذا اليوم الجميل نقف لنكرم الطلاب الذين بذلوا الجهد وثابروا، فنقول لهم: أنتم ثمرة هذا الغرس المبارك، وأنتم المستقبل، فاستمروا في طلب العلم وتمسكوا بالقيم واسعوا دائما نحو التفوق والنجاح. كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الهيئة التعليمية والإدارية الذين كانوا خلال هذه السنوات جنوداً أوفياء في ميدان التربية والتعليم، يعملون بإخلاص وصبر ويقدمون أفضل ما لديهم من أجلنا. ولا ننسى أولياء الأمور الكرام شركاء النجاح الحقيقيين الذين دعمونا ووقفوا إلى جانب المدرسة، فكان تعاونهم أساساً مهماً في تحقيق هذه الإنجازات. أيها الحضور الكرام، إن عشر سنوات من النجاح ليست نهاية الطريق، بل هي بداية 10 سنوات أخرى أكثر إشراقاً وتميزاً بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يبارك في هذه المدرسة وأن يديم عليها التقدم والنجاح وأن يوفقها لما فيه الخير والبركة. وفي الختام أبارك للجميع هذا الإنجاز العظيم، وأتمنى لكم حفلاً سعيداً متميزاً. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci, Mamadou. Bani di sant bu baax encore suñu kilifa bu baax ñu bàqal si lépp di Serigne Modou Gueye di waajur di imam si bu mag des parcelles. ñu aussi soxna Faye Diouf ñu nuyu bu baax ngërëmalu jamaay bi ñu nuyu bu baax soxna Aïda Gueye ñu nuyu bu baax soxna Bika Kébé ñu nuyu bu baax soxna Sophie Gueye ñu nuyu bu baax soxna Ndeye Gueye ñu nuyu bu baax soxna Ndeye May di première dame ñu nuyu bu baax Serigne Ndiaye Sylla ñu nuyu bu baax Serigne Darou Sylla ñu nuyu bu baax aussi Serigne Mor Sylla ñu nuyu bu baax Serigne Mamadou Sylla ñu nuyu bu baax soxna Mame Fatou donc leen sant bu baax ci seen présence. Donc aussi di woo élève Zeynoul Abidine Thiam di élève en 3e A bu ñu defal discours en wolof. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعدنا الكر بعد الفر والحر لا يفر إلا مرة.
ginnaaw loolu mbokk yi ñoo ngi nuyu ku nekk turam ak santam di jaajëfal kilifa yu mag yi fi toog di jiital nuyoo bi si kilifa gu tedd gi di suñu maam di suñu waajur imam Serigne Modou Gueye teg ci suñu kilifa di Serigne Ibrahim Khalilullahi Gueye bu ko defee lii ab taalif la boo xam ne moo ngi bàyyi ko si képp kuy njabootum daara di bàyyi ko si bépp waajur rawatina askan wi mbokk jullit xanaa jotul ñu bokk nangu bokk xool liggéeyu mag ñi si suñu tool biir si lislaam ak ndigalam xam ngeen ne mag ñi ñooñu raw si yàlla ak liggéey ba faw xeex ngir dëkk fee sa kaw booleeg taxawu alquran ba mu law jëlal daara ji di daara alxulafa arrachidin si njiituk sëriñ Ibrahim Khalilullahi Gueye di jàmbaar si lislaam kenn la ci diine gi moo ngi bay toolam yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla aar don na akum jàmbaar jël fulla gu mat sëkk akum fayda jàmbaar gu mat sëkk wane ko ca kaw ba ñëpp naan tey si liggéeyam si Qur'an ak toolu gëm-gëm dundal diine yari ndawam tàggat xale yi si jàngum nasaraan ba fu ñu dem raw mana daara alxulafa arrachidin li mu lay wax mooy sa kaw sa kanam dina baax ndax wa yansuraka allahu nasran aziza la yàlla wax ma ne te ku ko séq ak yàlla sa lépp baax kon yéen waa daara alxulafa arrachidin am ngeen sas te sas bi mooy liggéey ba tas mbokk yi diine ngi nii ku dàq daw jëm si mbaax ndax mooy taxaraw te nag yàllaay faye te du nalaw te nit ku nekk sa jëf yaa ko moom askan wi sonn na lool jaxasoo na lool ngir ñi seen doomi jànguñu xamuñu te di wax rek ma ne yafal sa doom mu màgg yow la booyal sa doom nag mu màgg tëla lu tee nga yar sa doom si lii di xam suñu boroom tàggat ko si bëgg jàmm wekk sa moroom xanaa bàyyi woo leen xel bis ba yàlla di laaj ma ne xanaa bàyyi woo leen xel bis ba yàlla di laaj al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydiyahum wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibuun kenn ku nekk la mu la joxoon ana nan nga ko sàmmee njaboot gala borom bi subhaanahu wa taala dénkoon alal gamu la dénkoon wërsëg gamu la dénkoon ana nan nga ko toppatoowee woon te bis booba di bisub taxawaay ba waajur bu nekk soo deful woon lala waroon dem sa tontu gàccee lay doon waqifuhum innahum mas'uluun suñu maam borom Tuuba da daan wax ne jàmbaar gu yar akum xaram ba mu mat kuy balaa muy mbëkk kenn mbëkk ko moom boroom te fitna du yem si bopp boroomam rax ci jolli ne Seydi Haaji Malik Si radiyallahu anhu da daan wax ne man araada dunya fa alayhi bil ilm wa man araada al axira aydan fa alayhi bil ilm mu ne xanaa xamoo ne képp ku bëgg àdduna faw nga am xam-xam waaye tamit bànneex yene àllaaxira wërsëg yene àllaaxira képp ku ko bëgg itam faw nga am xam-xam rax ci dolli ne ala daaru dunya daaru nawka wa jiifa yujazibuha faxzar bi tilka alkalib xanaa xamoo ne adduna bi ñu ne nii kërub dof yi la kërub meddi yi la ay xaj rek a koy xëccoo ma ne yaral sa doom ba ñëpp naan suñu dooma soo ko yarul mu bon ñu naan sa dooma fa jazahum allahu jazaa almuhsinin lima faalu fa ma zalika ala allah bi aziz fa xaflakum ciidun sacidun lana wa lakum wasalaamu aleykum
Dénul Aliou Thiam wax la président di sant bu baax teewaayu censeur monsieur Koundoum ñu ngi sant bu baax présent ñu ngi aussi bu baax le plénière à l'UNI ci parallèle teew na ñu koy sant bu baax monsieur Mamadou Diop Castro teew na ñu koy sant bu baax monsieur Chérif Malo teew na ñu koy sant bu baax monsieur Magname Niang teew na ñu koy sant bu baax monsieur Alioune Badara Tall teew na ñu koy sant bu baax léegi dañuy woo Serigne Modeste encore interprétation du xasida de Serigne Touba Kounta Kiman en wolof par Saliou Lo élève en 5e B. Saliou da ngay bàyyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما mbokk julli ñi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ndokkeel bu baax a baax di amoon mbégte am partagé ab xasida kun kaatiman mu siw lool Sëriñ Tuuba Xaadimu Rasul mi nga xam ni ñëpp moom nañ bàkkoo ñëpp xam nañu moo ko bind waaw ñu bëggoon waxtaanee ci kun kaatiman firi ko ci njëriñu jàng ndax sama mbokk donga yi lay wax kun kaatiman li durri wal buusa tanal qasdan wa taalul jiila yaa mutaallimu mu ne yow miy jàng na nga nekk nit koo xamante ni da ngay nëbb say lor ak say jafe-jafe maanaam bu waxee say lor ak say jafe-jafe da ngaa war a nëbb li lay metti ak li lay neex nu mu mënti mel nga nëbb ko ndax boo ko defee da nga am jubluwaay ju mat sëkk te ëllëg da nga raw say maas mu ne laa tuksiri sakwa fa kun mutajallidan xatta yazunna annaasu annaka munamu mu ne yow miy jàng na nga bul bëril ab bëgg-bëgg maanaam bul bëril li ngay jàmbat nekk naan papa damaa bëgg nangam bul nekk nit kuy jàmbat lu bari na nga nekk nit ku dëgër këcc ba nit ñi yaakaar ni ku riche nga ku am nga fekk yaa ngi dund lu metti ci sa bopp fal ilmu laa yuta liman yaxsha tawan bal rabbuna abdan saburan yulhimu mu ne suñ boroom du jël xam-xam jox ko koo xamante ni dafa ragal xiif suñ boroom subhaanahu wa taala buy jox xam-xam da ngay jox jaam bu mën a muñ dëgg jaam bu mën a muñ dëgg-dëgg lay jox xam-xam mu ne daawim ala darsil ulumi mutaalian yaa way xatim silli tawaayata jam-jamu mu ne yow miy sàkku xam-xam na nga nekk nit koo xamante ni da ngay faral di réviser say leçon di lire lu bëree bari mu ne cam-cam koo xamante ni foo ko fekk mu ngi wër lu muy lekk di wër naan damaa xiif te fekk am na ñoo xamante ni ñoo gën a xiif mu ne laa tastaxil bir rizq is rabbul wara mutakaffilun rizqa alladi yataallamu mu ne yow miy sàkku xam-xam bul nekk koo xamante ni da ngay wut ab koom-koom maanaam da ngay wër ab wërsëg di wut di liggéey ndax nee nañ jàng ak liggéey mënta ànd yàlla buur bi moom garantil na képp koo xamante ni mu ngi sàkku xam-xam garantil na ko ab wërsëgam waxshal ilaha li diinihi mutaxaafizan id laa yanaalu l ilma aasin mujrimu mu ne yow miy sàkku xam-xam na nga ragal yàlla te na nga sàmm diineem ja ndax suñ boroom di jox xam-xam ab mooykatu yàlla wala ab kàccoor naa il kawaaciba walgawaaniya waatazil in tadru minha min radan laa taslamu mu ne yow miy sàkku xam-xam bul jege jéeg ñi ak jànk yi na nga beru ndax boo leen jegee da nga am ab toroxtànge da nga am looy rëcc ba faw laa tashtari dunya bi uxra yaa fata man baa nuuran bidduja fa sa yandamu mu ne bul jël sa àllaaxira jëndee ko àdduna maanaam mu gën koo leeral bul jël sa leer jëndee ko ab lëndëm ndax képp ku jël leeram jëndee ko ab lëndëm di nga ko rëccu ba faaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf Saliou Lo donc di woo Mbacké directement troisième A pour defar une communication xaalis sur le voisinage
bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di leen bal aq bu baax a baax te dañoo bëgg na fàttali benn xadis bu am solo buy wax si ñeenti mbir yu am solo boo xam ni ñu ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk al uquwatu fi l islam wa ikraamu dayfi wa xifzu lisaani wa xuququl jaari xadis boo xam day wax ci mbokkoo ci lislaam ak maanaam teral gan ak wattu sa làmmeñ ak bi mujj bi mooy aqi dëkkandoo bu njëkk bi laay njëkk a wax yonent salaam mu ne uquwatu fi l islam jullit ñëpp ay mbokk lañ ndax bu ñu demee ci alquran sootul xujuraat yi yàlla mi ñu fay wax innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaha laallakum turhamun nee na jullit ñëpp ay mbokk lañ kon nañuy rafetal suñ biir di laayabante suñ biir di bëggante suñ biir ndax day yokk suñ ngëm yàlla te buñ gëmee yàlla rek yàlla dañuy mën a jéggal waaye beneen bi mu ni wa ikraamu dayfi teral gan ndax jël nañ ci yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ni man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfahu yonent bi sallam nee na képp koo xam ni gëm nga yàlla gëm bisu penci na nga teral gan mbokk yi teral gan nag bu ñu ko waxee maanaam bu la gan seet see sa kër nga wan ko li nga am waaye tamit gan gi ñëw war naa xam heure mi ñëw ngir bañ a teg fitna yi ñenn ñi waaye jamono ji ñu mel ne yàqu na lool nit dalee seet si ba sa kër nga teg ko saal bi dem sa yoon loolu rafetut kon gan bu ñëwee dañ koy mën a ganale nekk ak moom ba mu dem kon mu nekk lu am solo ñetteel bi mooy wa hifzul lisaani wattu sa làmmiñ yonent bi sallam mi ngi wax ci benn xadis mi man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw liyasmut yonent bi sallam nee na képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bisu penc nga wax lu baax wala nga noppi am na borom xam-xam yu koy firee ni da nga wax lu baax ba lu baax la jeex nga noppi waaye mbokk yi loolu est-ce que jamono ji ñu ngi koy jëfee déedéet jamono ji li xew léegi yàqu na lool jël nit ngis ko mu naqare rek nga jël ko yàq ko yàlla na ci yàlla musal jékki-jékki jël nit di ko yàq ci dara yàlla na ci yàlla musal ba tey man xadis moom njëkk a wax sax muy ikraamu duyuux boobu am na solo ndax am na ñoo xam ne dañuy seet si gan bu ñu leen ganalee bu ñu génnee di kaas naan defalu ma dara moom loolu du wax ji rafet nit dangay xool di rafet ci moom nga wax ko kon bi mujj bi muy wax xooxool jaari maanaam aqi dëkkandoo nag dafa nekk loo xamante si nii lu jar a bàyyi xel la aqi dëkkandoo nag bu ñu ko waxee mooy ñi ngay nekkal nga nekkal si ñoom ci nekkin bu rafet ndax yonent sallam jël nañ ci benn xadis mu jëlee ci Omar dina mu jëlee na ko ci Aïcha yonent sallam di wax ni maa daala jibrilu yuusini bil jaari hatta dana annahu sayuwarisuhu yonent sallam nee na jibril du den ci dima soññ ci wàllum dëkkandoo ba ma dem ba jàpp ni man sax dëkkandoo moo may doon xam nga ne loolu mbokk yi lu jar a bàyyi xel la ak beneen xadis boo xam ne ñu ko jël ci an abi zar moo wax ni yonent sallam moo ni ko yaa aba zar ida tabaqta maraqatan fa aksar maaha wa taaha jiraanaka nee na ko yow aba zar boo dee toggati am ñeex del yokk ndox ma ngir mën a sóoraale say dëkkandoo loolu jamono ji man ma ko doon firi mën naa koo firee si ni kon boo doon togg ndawal wala lu man ni soos yu neex yooyu noonu nga ci mën a sóoraale si dëkkandoo lu am solo la waaye dëkkandoo ba tey léegi li xew yàqu na lool da ngay bokk nit même kër mu teg ay musique si kaw di la déranger loolu àq yooyu bu la jàppee musiba la ngay gis ku teg oto jàmbur mu ñëw bënn ko dem àq dëkkandoo la àq nag dafa am ñett laa bëgg leeral ba ñu tëj jotaay bi bis njëkk mooy jaar lahu xaqun waahidun wa jaar lahu xaqaani wa jaar lahu salaatatu xuquunin jaar lahu salaatatu xuquuq maanaam boobu moo ëpp solo mooy koo xamante si nii da ngeen a bokk àq deret bokk àq lislaam bokk fi ngeen nekk boo xam ne sax mbokk la ngeen bokk deret kooku daa war a fokk ñetti àq ci moom nga fokk deret ji ngeen bokk fokk lislaam yi ngeen bokk maanaam diina ji nga bokk liggéey bi ngeen bokk nga mën ko lor ci dara wa jaar lahu xaqaani maa ngi xam ne ñaari àq rek nga séq ak moom kooku may nga xam ne ki nga moo xam da ngaa bokk moom lislaam bokk moom fi nga nekk liggéey bi makaan bi kon da nga war a fonkal lislaamam fonkal ko liggéey bi ngeen nekk am na koo xam ne nag benn àq nga séq ak moom muy jaar lahu xaqun waahidun nga bokkal benn àq mooy koo xamante si nii moom ab kéeféer la gëmul yàlla waaye nga fonk ko bañ a maytu àq bi nga xam ne moom fi ngeen nekk mu nga maytu ko bu baax nga bañ ko cee lor waaye moom benn àq nga séq ak moom mooy fi ngeen nekk ndax nekkul jullit loolu la indi di ko fàttali leen wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci. Donc, mesdames et messieurs, on vient de clôturer la présence la présentation du club. Donc, au nom du directeur, ñu ngi sant bu baax ndongo yi. te bu ñu lay woowee nag suñu xel dafay dem sans signaler parce que bu loolu ngeen mbir mi dina xaw a doy waar. te ñu lay sant bu baax di seen directeur en toute modestie mais lépp yéen la donc di leen ñaaxal bu baax
puis aussi à l'attention des élèves. Parce que li mu fekkee xasida bu seen tubaab bi ñaar ngeen jàng mooy élève da ngay nangu muñ da ngay nangoo wér te surtout élève dafay nangoo gës lii lecture donc loolu moo ngi dafay xel bu nekkee nangu il faut nga lire il faut nga nangu wér mais tant que nangu wér pour ngeen am xam-xam dafay nekk trop. En comptabilité, je remercie les chefs d'enseignants lépp yéen la. Et souvent vous rappelez les propos de Yamba dans une sous-marine, dans une kilomètre. Vous formez une armée noble aux exploits quotidiens, sans uniforme vigilant, jamais chanté, jamais décoré. Mais cette armée-là, les enseignants, plantent partout les drapeaux du savoir et de la vertu. Donc applaudissez ces enseignants s'il vous plaît. Donc dañuy jox tànk yi Jacques mu continuer récital Coran bi. Macha Allah ñu ngi remercier producteurs yi ak aussi discours yi nga xam ne nii yàlla nañ ko fi mu nekk ay discours yu am solo lool bëri ay ñaan ak ay leçons yoo xam ne mën nañu ko